voilà donc kon dox bi ñoo ni ci ak Fatouche Bomba Bassel bu ko defee mu daal di waxtaanee li nga xamante ne moom la ñu annoncé woon ci ndorteelu émission bi c'est-à-dire li nga xamante ne moom la xale yu jigéen yi jël di ko def ci fête yi. doone ñun xale yu jigéen ñi. ban bokk ma ci yooyu. bokk ma ci xadi nag lu raal bi may doxi man ak yow ñoo àndoon. waaw pour ñëpp xam ma yàq yow Fatou Ka da ngeen ma yàq taay. mouvance tabaski bi la tabaski bi moo xalaat kenn du toog. voilà. alors Khady tey ñuy waxtaanee li nga xam ne moom mooy trafic yu jeune fille yi nga xam ne moom la ñuy def ci période tabaski bi balaa maa ñëw ci développement bi damay ànd ak Charles mu dégtal ñu élément bi ñu ñëwaat sur le plateau. voilà. événement bi moom ñëpp a fi ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour jënd am na ñoo xam ne moom dañuy ñëw pour waxaale am na ñoo xam ne nag dañuy ñëw pour yóbbu luñ moomul waaw ñi ñëw pour waxaale moom des fois dañuy ñëw tànn say mbaxane xam nga dañuy jaayee ñun loo jël 300 da ngay gis ku ñëw tànn bool yaakaar ne lim tànn tuuti la mu daal nga wax ko prix mu tegal la ko fi dem boo ñëwee di jënd dañ xam ne yow mi da ngay jënd boo ñëwee jëndoo tamit dañu xam ne yow mi jëndoo ñu bàyyi la nga dem continuer ci liñ nekk non ñi ñëw si di ñu charmer moom dañ koy yàq ndax xam nañ ni ñun ci li yàgg nañ ci gis nañ ci lu nekk boo ñëwee di ñu charmer da ngay sonn rek parce que ñun wut moo ñu fii indi. dan lañ comprendre puisque domaine bi léegi ñu yàgg si quoi parce que commerce moom mooy loolu da ngay dajeeg nit ku nekk mais bu la boo amee xel rek de calculer lu bëri duñ la mën a jaaxal daal. am na ñoo xam dañuy profité ba boutique bu feesee nii dañuy profité ji ma def yenn yi quoi ba ñu dikk di saaj dikk yi def yoo xam ne bokku ci mais comme que ñun ñu ngi jaay yàgg nañ ci commerce am loo xam mënuñoo jaaxal daal. des fois nit dikk sax du jënd mais day jël sa numéro woo la bon yow nag yaa xam li nga bëgg xam fi nga jëm parce que Sénégal moom àdduna bi sax laay wax loolu bëri na fi quoi mais comme que liggéey moo ñu fandi loolu la ñuy topp rek liggéey bi quoi. waaw loolu moom dañ koy def buñ ñëwee dañuy takk sa ay bijoux di waxaale yàgg fi lool bari saa ñu nekk fi bu comme heure bi ngeen fi ñëwee woon te duñ jënd. ay dafa cher wala beneen yoon. non garaawul doo wax dara parce que da nga koy tàmm da ngay dem ba neexul moom ku sañoon boo waxaalee boo yoree sa njaay mi buñ ko waxaalee ba nga soxla wàccee loola lu ne da ngay jënd. ñoom ñu bëri dañuy ñëw wax te duñ jënd li ñuy def noonu waxaale gu metti moo tax. waaw mais kuy jënd nag kaay ma wax la boo ko gisee da nga koy xàmmee de ñun jaaykat yi léegi dañoo dem ba xàmmee leen. non man nag góor ñi kaay ma wax la góor ñooñu duñu ñëw si ñuy liggéey. waaw xëy na loolu ñooñu. di ñu def loolu liggéey mais ñiy liggéey xam nga ñi ngay fekk ni ci marché yeeg yooyu xale jigéen yi nangoo liggéey taluñu sarme góor ndax boo leen gisee ni gis nga sama tànk ni ñu pëndee ak ni ma mel ni ñàkkatoo xepp kon xam nga taluma sarme góor lu jaral sama njaay mi laay tal waaw mais boo xëyee sangu ba set def sa ay parfum yu baax nag puudaru ba la neexee dem sarme góor yi amoo da nga am temps rek. waaye ñun yàgg nañ ci marché bi xàmmee nañ ñëpp ndax nit ki nga xamante ni jënd moo ko tax a jóg kooku bu ñëwee day jublu ci li muy jënd day waxaale tiisi bi nga jaay ko mu jóg mu dem waaye ki nga xamante ni rax si dem moo ko tax a jóg kooku day ñëw pour jaxasal ak say client wala mu ñëw ne la jox naa la 10 000 te fekk joxuma la wala mu ñëw fexee rocc nu mu def ba yóbbu sa tiisi dem kooku dina neex a xàmmee ndax nit ki ak client bi am na waxtu yàgg ak moom di nga xam di nga jàng xam kii day jënd wala jëndul su fekkee day jënd mu jaay la nga dem su fekkee jëndul nga fexe nu mu négocier moom ba dem. am na ñoo xamante ni xale jigéen yoo xam ne dañuy ñëw pour góor ñi la bëgg laa laaj sa numéro wala da nga maa neex waaye ñooñu da nga xam ne farantu moo leen tax a jóg. non man sama numéro ki may jël pour envoyer ko waxtaan ak moom mooy sama client boo xam ne dafa ñëw pour jënd kooku bu fekkee dafa ñëw pour jënd dinaa ñëw fexe jël numéro am di ko envoyer samay WhatsApp samay tisi bu wàccee waaye ki nga xam ne dafa ñëw nag pour farantu nag moom kooku moom da nga koy bàyyi ci suuf rek. voilà muy kon xale yu jigéen yi defaru ba jekk di dem ci marché yi di séduire jaaykat yi. di mooy mbaraankat yi balaa may ñëw ci mbaraankat yi xam damay ñëw ci waxaalekat yi mooy lu gën a metti jaaykat yi dafa am ci jigéen ñoo xam ne am nañ jot goo xam ne saa yu ñu xëyee dañuy sangu ba set sol seen yére yu baax dugg ci marché yi bagage bu ne ñu yëkkati ko palpe lamb waxaale dem comme am na xam nga am na resto yoo xam ne xale yi dañuy sañ ci ñëw amuñu sax luñ jëndee benn ndox. c'est vrai dafa am ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy wër marché xam nañ ni HLM mooy gën a xumb te mooy ëpp bagage. wala marché Zing bu Pikine dañuy sañse ba jekk bu ñu demee di waxaale di dem mais ñoom nee nañ mën nañu identifier gel yi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñu baal ma dañuy ñëw pour jënd ak ñi nga xam ne jënduñu. foofu moo am problème nag xat yi xam nga des fois yow peut-être mës na la dal da ngay taxaw jënd tax la jóg. ngay waxaale ñu lay bañ a faale parce que dañuy jàpp ni yow ci ñooñu di waxaale di dem nga xam nga parfois
nit ñëw bëgg jënd wala déggoo wala ngay dem mu ne la yow xam nga ni jëndoo dara fekk na boobu yaa ngi bëgg jënd wala ñu foog ni yow li ngay waxaale amoo loo ko jëndee fekk na yow ak ñiy gàmmu ak ñiy ras di dem duñu benn donc xale jigéen yi nga xam ne loolu moo leen tax a jóg ñi ngi yàqal ñeneen ñi nga xamante ni bu ñu demee marché peut-être benn affaire la ñu bëgg dem jënd ji vite fait demaat amuñu jot boobu di wër marché di taxawaalu ma ciy nuyu de passage ñi nga xamante ni saa yu ñu xëyee dañuy wër marché bu nekk xam nañ la fa nekk tout le temps ñi ngi woote di wax marché bi wàcce na bagage bi te ñoom jënduñu ci dara maa ngi leen di nuyu bu baax am na ñoo xam ne damay bañ a tudd seen tur su ma wàccee léegi ñu may dóor mais maa ngi leen di nuyu alors Khady mu nekk loo xam ne ñoo xamante ni peut-être ambiance bi moom moo leen fay yóbbu xam nga ku nekk xam na ambiance marché yi moment bii ni muy mel am na ñoo xam tam bëgg gëstu tam bëgg na leen tax a jóg bu ñu génn xam li xew donte jënduñu am ñoo xam dañ koy tuddee xaaral ma dem duufali samay bët xool mais tam waxaale bi moo ci métti xam nga ñoom nee nañ boo doon xool sax dem amul problème mais dañuy xool waxaale bi tourné jël beneen waxaale bi téye bi naan dama am embarras de soi fekk na jëw jëndoo jëndaanoo wala ngay ñu wax la 5000 nga waxaale ba 2000 francs ñu ne la waa kaay jël nga ne garaawul bàyyi ko dem fekk na yow yaakaaroon nga ni prix boobu duñu la ko jaayee ñoom bu ñu demee dañuy ñëw waxaale loo xamante ni leer la ni bagage bi jarul loolu su ko defee soo bañee ñu dem te duñ ci problème ñu ngi ciy lor nag ñu bëri parce que am ñoo xam ne dañu tàng xol sama genre gi bu ma ñëwee di jënd nga may xaw a ignorer rek damay gedd dem sama yoon donc nañu bàyyi xëy di taxawaari bi tey toggu añ beneen affaire beneen point boo xamante ne Khady laalul rek marché mais domaine bépp bu laal ci tabaski jaaykatu xar yaa ngi jooy tailleur yi moom waxaale ma seen wax mais jaaykatu marché yi surtout waa HLM ñi ngi jooy ndax Khady dafa ci am ñoo xamante ni au delà de waxaale bu ñuy ñëw di def si dañuy ñëw pour séduire leen mbaraan leen fexe ba am seen i numéro xam nga dafa am góor yoo xam ne ñu baal ma ci kàddu gi dañu xaw a faible da ngay ñëw di jënd ñu naan la ba xam am nga jëkkëram amoo jëkkër déjà kooku rek jàmm taxu koo jóg bu fekkee tey yow tam loolu nga doon wut si moom dafay yomb da nga koy wax li nga bëgg nga jox ko sa numéro nga dem ngeen di déggante WhatsApp da lay livrer ndànk li nga xam ne moom nga soxla donc ñu bëri tam loolu moom moo leen ci tax a jóg ñu baal ma itam ci kàddu gi may bëgg a wax daf ci am ay place yoo xamante ni waxoon naa ko fi dinaa ko fi waxaat dafa am sarale c'est-à-dire dañuy indi benn espace boo xamante ni peut-être ay bagage dañ fay sànni wala benn matelas boo xamante ne ñu baal ma bu baax fa la ñuy sekkee xale jigéen ñi li ñuy sekk ak ñoom bu ñu génnee ñu daggal leen seen jesner wala ñu jox leen bagage yi nga xam ne moom la ñuy jaay mu nekk lu xamante ni vraiment lu ñaaw la ci place booy liggéey bërëb boo xam ne liggéeyukaay la nga fay def ay ñaawteef mu bone ci ñoo xam ne prostitution déguisée la ñuy def parce que déjà ñooñu en général seen commerce du yàgg parce que fu sobee di am je pense que normalement bu jaay bi di dox également du yàgg. normalement nga wax. normalement. voilà normalement. et puis bu fekkee noonu nga dëkkee bu fekkee jaayoo pour ñu fay la xaalis mais échange wu doo xam échange de marchandise finalement di nga dem ba da ngay tëj fay ko ngay def mais Khady am na ñoo xam ne bagage yooyu du dara ci ñoom. yoo xam ne nag question dara de nañ ma baal mais kàccoor lañ def da ngay yaakaar ne da ngay jël tissu ñu dem emballé la popeline gis naa assisté benn scène Sandaga soxna si daal daa ñëw après di jël ci kii tissu daa ñëw ba rendre compte ba ubbi kii bi ani diw benn booy boobu nekkate booy bi day rangu daal day ñëw jël tissu jaay mu ñëw ne ani diw ba ubbi mu gis ne popeline lañ ko embalal si biir kii bi wala ñi amul place lay doon popeline la ko embalal ñi am place dañuy éviter loolu xam nga teew bu ñu waxee ci góor ñi forcément jigéen ñi góor ñi forcément am nañ ci part de responsabilité parce que yow mi ubbi sa place yow mi toog ne da ngay jaay bu fekkente jaay rek moom moo la tax a jóg jigéen comme ni ko waaji waxee ku dugg di nga mën a identifier kii ban genre nit la parce que ñoom war nañu miin xam nañ yan genre façon client la ñuy faral di am souvent daf si am ñoo xam ne Khady loolu rek moom moo leen fa yóbbu dañuy jaay seen bopp ci marché bi dinañ jënd dinañ am dàll am tissu am bijou am lépp ci loo xam ne dañuy tëdd rek ñu baal ma ci kàddu gi bu ñu demee kenn ku ci nekk tam Khady kenn ku ci nekk xam nañu ban place moom ban point fan lañ leen mën a jàpp daf ci am benn jigéen boo xamante ni mu baal ma xam naa mu ngi may dégg dafay wax souvent ni waa marché HLM yi mënuñu fóonante ñu baal ma bu baax ci kàddu gi naka la ko xamee ba waa marché HLM la wax donc ñoom seen góor ñi waxuma ñëpp balaa ñu may dóor seen góor ñi am nañ tam lenn lu ñu leen bàkkee parce que déjà da ngay dem rek yow ñu jël la di la aborder wala ñu jël benn dàll boo xam ne Khady jarul kiiwul ci ñoom dara ku teewul leen dara ñu may la ko de ce fait
bu fekkente taxawaalukat nga wala yow vie bu yomb boobu nga bëgg da ngay am ak ñoom link bi mooy fu ñu la soxlaa dañuy ñëw am na ci ñoo xam ne seen kër yi la ñuy toog ñu leen di livrer bu ñu leen soxlaa ñëw fekk si leen fo la ñu ñëw ci marché bi indi seen i mbokk donc ñooñu moom du jëndkat yi mbaraankat yi la ay mbaraan donc la ñuy def te defuñu ko rek yamalewuñ ko ci marché tailleur yaa ngi jooy jaaykatu xar yi ñi ngi jooy képp ku nga xamante ne laal nga ci événement tabaski bi ñoom ñi ngi jooy souvent dama koy wax ñu koy bañ mais dëgg la Khady xaalis boo ko bëggee da ngay dem liggéeyi ji ndax déjà yabeel rek weesuwul yow événement jot nga bëgg solu kaw ba suuf te ñaar dërëm yoroo ko lépp da nga koy dépendre ci nit loolu moom góor bu ko xam ci yow daf lay yeb beneen itam Khady bu gën a marqué waa marché moom mooy sàcc gi te sàcc gi xam nga bu njëkk Khady ba léegi sax bu ñu gisee góor bu yor sac à dos solo yenn solo yi dañuy méfier wu ci yow fekk na jigéen ñi ñoo fi daa sàcc jesner yu baax la ñuy sol yenn yanke yi yor seeni caabi oto nga ne ñii jënd lañ tax a jóg te souvent ñooñu la ñuy gën a favoriser benn fatouche bu ñëwee taxaw benn diriyanke tey madame Bay bu ñu àndoon tey dañ may dégager fële ne ko kaay nii parce que ñoom ci comportement voilà ci apparence bi la ñuy juger nit fekk na ñooñu ñoom ñooy toj seen kër yi bu ñu ñëwee génneel leen cuub génneel leen jës leen ñu dajale dinañ def de sorte que sàcc te yow doo ci xam dal te gis nañ ko gisati ko événement bu jàll gis vidéo de surveillance ay jigéen kase da ngay rus sax da ngay am gàcce am jigéen yoo xam ne dañuy nekk en état foofu la ñuy profiter di denc seen li nga xam ne moom la ñuy jël vraiment sàcc gi sonal na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir marché yi di ko jël di ko denc seen sous-vêtements yi di def yoo xamante ni du n'importe quoi xam nga góor ñi nga daan méfio te léegi moo tax jigéen sax da ngay dugg ñu lay xool di la yéen surtout boo xamee yiw nga sol lu yiw yooyu dañuy foog ni surtout mal fa dama koo ragal ci événement parce que après Korité bi gis nga jigéen ñi mël foofu woon doon sàcc cheveux naturel boo duggee ci place rek dañuy xool yow ni nga solo xool ba xam am nga foo denc wala te xam nga yooyu day xaw a yàq der yow mi jigéen sax soo ko xoolee li may wax sa moromu jigéen buy def yenn yi boo ko xoolee da ngay am gàcce donc dañuy moytu bu baax a baax yooyu yi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di def ñoom ñooy xeetu ñaawteef parce que déjà yàqal nga sa bopp yàqalaale nga ñeneen ñi nga xam ne leneen moom moo leen tax a jóg gis nga Khady man dama bëgg ñu boutique yi nga xamante ni dañu am yenn xaalis yi ñu fay def matériel yu bari yoo xamante ne ni waruñu bàyyi n'importe qui pour man di fa am accès parce que dafa am ñoo xam ne jënduñu ñi naan ñi gàmmu ñi raas di dem duñu benn jënduñu mais dañuy yàqal ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd déjà bu ñu ñëwee te léegi li ma wax léegi de légère tuñu de dañuy sañse ba tàkk ba nga naan kii day jënd kay jëndul nga jël ko favoriser ko kooku moom moo lay def lu metti ignorance bi metti na ma trop te vraiment dinaa ci insister persister si nañu bàyyi nit ku ñu gis mu ñëw oyof yére ñu jàpp ne jëndul xam nga Khady événement yi mag ñi dañuy faral di wax dañuy sol mbubb bu oyof jiital benn nu ñu koy tudde nafa may nuyu Khadija bu baax nafa lay def 2 millions nag ci nafa gi sol yére mi tilim robe yu 3000 lay sol dem marché bu waree fay bu ko gisee da nga naan kii xanaa dafay xeex donc genre nit yooyu da nga leen di gis di leen xeeb fekk na yow ñooñu ñoom ñooy jënd sa marchandise donc nañu bàyyi nit ku ñëw xamuñu fu mu jógee xamuñu lan moo ko indi ñu koy toroxal di ko xas loolu yëpp nag waxaalekat yi ñoo ñu ko indil ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mbaraankat yi dañuy ñëw fekk boutique boo xamante ni peut-être couple moom moo fa nekk ñu fexe bu bëgg séparer couple bi soit ñu bëgg doxaan ku jigéen ki parce que bariwul c'est rare nga gis góor bu dem peut-être ci jigéen bu nekk ci benn boutique di ko séduire waxuma nag amul mais su amee tam c'est très rare parce que moment wu jigéen ñi la góor ñi peut-être ñi nga xam ne sonal na leen bariwul donc Khady loolu lañu remarqué woon ni moom moo nekk ci suñu marché yi marché HLM lañ demoon daal di fay gis li nga xam ne moom mooy ambiance yeeg yooyu ak wanteer bi dinañ dem beneen marché yi tam boo xamante ni am na yeneen trafic yoo xamante ni bëri na fa tout le temps ñu ciy wax di ci waxaat te ñuy continuer di persister di def affaire xeetu ñaawteef yooyu moom muy marché zinc parce que bu ñu waxee événement tabaski marché HLM moom lañ gën a remarqué ni moom moo fi mag boo ko passé marché zinc moom la ñuy waxtaanee donc dinañ fa dem incha allah jeudi daal lay indi beneen sujet boo xamante ni dafa ñeewal wàllum tabaski Khady. Alors man par rapport à ça j'ai juste une question bu demee ba am ay jigéen yu capable teel a yeewu sañse maquillé wu et tout dem ci marché yi pour séduire normalement y a un problème également ci góor yi parce que bu leen leeroon ni bu ñu demee séduire leen duñu cëpp comme ni ko xale yi di waxee donc je pense que duñu ko def ñoom tam seen période la parce que Khady déggoo ñu naan la instant bii nii koo doxaan mu nangu ñoom instant bii nii
jigéen ñi leen daan dawloo di leen bañ a faale dañ leen di yombalal lépp surtout jaaykat yi instant bii nii jigéen ñi seen répertoire am jaaykat yëpp ñu ngi leen di commencé di leen contacter da leen di leer ne tissu bi demuñu fa pour jënd ko mais buñu demee dañuy jéem a mbaraan waaji wala ñu ne ko xaaral bu tabaski bi wala jour tabaski lañ lay invité loolu yëpp ay xeetu dóor la juste pour récupérer sa li nga xam ne moom lañ soxla amaana jour tabaski doo ci gis kenn wala loolu lañ lay doyee parce que ñoom góor ñi tam ñoom leer na leen ni kii lii la leen di doyee waaye ñoom perte ñu parce que am na donnant la donc ñoom bénéfice bi nga leen di jox du doon dara ci ñoom parce que benn dàll boo xamante ni peut-être benn 2000 francs lay jar benn 4 mètres jesner ça te coûte rien pour yow nga sikka ku jigéen mais bu Aïda ñëwee nga jox ko jesner Mati ñëw nga jox ko waaye dàll kële ñëw nga jox ko périg bu yàggee sa boutique te waaye suite bi moo neex xam nga li ñu naan sénégalais moo ko jaaxal waaye dool li jaaxalu ko benn jesner boobu ngay laal ñoo ki yow ba tabaski waat tout le temps sañ la soxlaa ne la kaay boobu gën a metti les hommes ku bëgg ñu mbaraan la et puis j'ai comme aussi ah et puis góor yi sax aussi ñoom léegi j'ai comme l'impression que ni du ñu jëlee ci téléphone yi boo leen wooyee duñu am ñoo xam ne bu ñu leen wooyee yaa ngi wax répertoire silence lañuy def ndànk da ngay def mbir mi silencieux rek nga xam ne ku la woo mais est-ce que xam nga ni góor ñi également ñu ngi mbaraan léegi dañuy profiter mbaraan jigéen tu sais pas que am na góor yoo xam ne jigéen ñi ñoo leen di solal bari na fi c'est le monde à l'envers mais solal comment c'est di leen jëndal ay yére ñoo leen di jëndal tu si xotti leen jëndal leen daal yamuñu ci de xotti seen waa kër naa yi xam na loolu la kii dañuy wax fête yi dañuy ne dekkal jamono mooy koo musul dégg koo gëj a dégg koo bu kii yëpp da nga woo na nga def gën naa la gis nam naa la ci loo nekk bara nag nga fàttali ko mu ngi créé dama bàyyi te yow may ko 2 jours mu rappelé la ñaan la xaalis mu ngi ñëw pour dekkal affaire bi ñaan la xaalis c'est ça kon loolu vraiment te beneen partie bi nga wax c'est-à-dire que si li nga wax noonu naan jigéen ñi ñu ngi solal góor yi mais c'est-à-dire que fii Sénégal dañoo am benn problème mooy niveau de dépassement. Il faut que ñu def leen suñu bopp c'est-à-dire que muy couple wala relation dafa war a am entretien mutuel yëgante. mais tu par exemple tu pars au Gabon ou bien les Gabonaises les étudiantes qui viennent ici mais bon je sais pas si elles sont avec leur ami mais c'est vraiment merveilleux quoi la relation dañuy teg nit ki fu mu kii seen copain dañ koy teg fenn les Gabonaises dañuy dem jëndal la yéen non bokkul ak baraan man je suis d'accord quand on est en couple ku ci nekk di defal sa morom ay cadeau c'est normal mais teewoo koo xam ne yow góor nga sa fête bi yëpp ci ay jigéen nga ko wekk c'est un couple se construit mënoo tëb rek ñëw ne da ngay def couple da ngay construire ngeen jàppante ngeen xamante ngeen absenté ku nekk mbaraan du ay couple en fait c'est pas des couples. Qu'est-ce que ça veut dire lan mooy mbaraan dëgg. mbaraan c'est sortir avec des hommes wala sortir avec des femmes pour ñu lay financer c'est ça c'est pas un couple ça. mais en retour. donnant lay doon. mais pas forcément donnant. non par exemple bu fekkee man je suis amoureuse de toi c'est un exemple. yow xaalis nga ma toppee. maa ngi ciy am amour bi parce qu'on est ensemble yow mii mbaraan yaa ngi ciy am li nga soxla parce que maa ngi lay jox xaalis bi nga soxla mais dañ la mbaraan te doo ko xam. am na ñu koy xam mais ça am na fa seen mbëggeel di toll ils s'en fichent dañ koy xam mais bon ñoom bëgg biñ la bëgg moom mooy am importance. man daal si yow amul problème ku bëgg ñu mbaraan la ku nangu ñu mbaraan la dañ lay mbaraan mais yow kese munoo dem munoo rëcc ñëpp loo mbaraan bu yàggee ci teen bi fa ngay mujjee teer si waaw donc doy na waar comme Khady ni mu ko waxee rek mbaraan bi moom ci góor ñi la ak ci jigéen ñëpp góor ñi aussi ñi ngi mbaraan fu ñu toll di woo seen copine di leen ñaan crédit période bii da ngay gis copine boo xam ne mi ngi daw di mbaraan fekk na moom kim bëgg moo koy mbaraan lu mu am kooku la koy dem joxi ji jox yaayam jox ay sëram bëgg a defal boppam donc xam nga kooku bu ko amul liggéeyu tam te bëgg na copain bi kontaan ci moom day daw rek dem di ko wuti ci donc boobu coono yal na ci yàlla musal voilà c'est malsain Tata Mati j'imagine que États-Unis moom yi amu fa. amuñu sax jot bi. amuñu sax jot bi man depuis 20 ans par exemple tabaski fekk ma Sénégal. mais amuñu sax jotu nit ñi amuñu sax comme Théo li mu wax sànq nit ñi amuñu sax jotu mbaraan. parce que yow sa liggéey mi ngi la absorbé ba nga xamante ni du lundi au vendredi. samedi dimanche da ngay noppalu tu t'occupes de ta famille. donc
bon man de gisuma ko xëy na nag ñi nga xamante ni peut-être ils sont dans le secteur sénégalais dañuy mbaraan aussi il faut que dañuy mbaraan sénégalais informel xëy na mais ñi nga xamante ni dañu am liggéey bu fixe boo xam ne lundi vendredi yaa ngi tal leneen parce que metti na metti boo xamante ni c'est vrai sa liggéeyukaay fa ngay ndekkee fa ngay añee reer ngay def si biir kër c'est vrai donc peut-être et puis aussi la culture moi je pense que ni gis nga nit warul bari jot c'est là où se trouve le problème c'est vrai doomu aadama warul bari jot ku bari jot rek comme Fatou ni nga ko waxee sànq soo baree jot xëy sa kër defuloo dara solu sañse aw yoonu marché ba non am jot baaxul daal am jot baaxul te comme en tant qu'enseignante toujours damay wax li may wax rek nañu delluwaat à la base rek voilà suñu dellu à la base dinañu defaraat jikko yi c'est vrai d'accord alors Khady j'en profite pour nuyu Aïda Mbaye madame Diallo moom mooy sœuru madame Mbaye mi toog ma koy nuyu bu baax Aïda Mbaye voilà moom bàjjen petit déj man tam j'en profite pour nuyu comme bi naa nuyoo sama bàjjen Bouchra Diop depuis États-Unis ak ki nga xam ne moom mooy Alimatou Diop ak Binta Khouma maa ngi leen di nuyu waaye Khady balaa may dem xam nga nag boobaak léegi mi ngi bëgg a yàgg te ñuy jàpp ci liggéey bi vraiment il faut que ma leen di jaajëfal des fois ndax xam nga nag bu ma muuroog léegi comme ni ma la waxee léegi mi ngi bëgg a yàgg te sponsor yi dañoo bëri vraiment Khadija ma koy nuyu bu baax moom kol bu mu romb ndeysaan dina jënd moom avant muuru sax muuru boo xam ne du ma jënd kol xam nga Khadija ma koy remercier ci kol yu bari yi bas madame Diouf moom bu voyagé génn pour moom ñëw ay kol rek la ma war a indil ma forcément dama war a muuru ak sama yaay seeni bu joxate donc ñooñu maa leen remercier bu baax mooy sama sponsor kol moom jënd ma danga may jox rek dama kolul voilà ma lay jaajëfal yow itam bu baax comme Fadi bu may doxi yow laay àndal boo wàccee léegi ñu dem yàq c'est vrai sama yaay tegatuma bët donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Fatou Bamba Bassel mooy nuyu sama bàjjan man itam ak Pa Chérif ak sama mag jooju Khadija sponsor bi d'accord voilà Pa Chérif tam mi ngi lay mbaraan parce que nee na xaram ñëwagul na mu ñëwee ëpp na donc ñu ngi koy remercier bu baax moom Fatou Bamba Bassel di ko jox rendez-vous jeudi prochain jeudi ou semaine bi incha allah